ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yitte woo woote leen gaaw ci 77 046 96 23 77 046 96 23 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. nuyu na leen fii ci Sunugal 24 am mbégte teewaat fii fas yéene faram-fàccee lépp luy actualité ci seen émission bi nga xamante ne moom lañ tuddee le point de la rédaction tey ñu fas yéene nag waxtaane li nga xamante ni moom mooy actualité phare di le cas Moustapha Cissé Lo waaye aussi dinañ waxtaane lépp lu aju ci coronavirus Moustapha Mbaye laa ci àndal maa ngi lay nuyu Moustapha bu baax a baax. maa ngi lay fay Mahfous di am mbégte à chaque fois di teew ci plateau bi ñuy waxtaanee actualité mais aussi lépp loo xamante ne ñeel na coronavirus bi. ay ca kon ni ma ko waxee ci bopp bi rek dañuy daal di dugg ci débat bi tey nag dañuy waxtaane affaire Cissé Lo donc moom ñu daal di koy dàq ci parti APR ni ki démb ñi def li nu mel nag mooy commission de discipline bu boobule parti donc gis ngeen ko démb wax nañ ci lu bëri waaye tamit bind nañ ci lu bëri nag li ñu fas yéene waxtaane tey mooy avenir u APR ginnaaw dàq yu bëri yi nga xamante ni nemmi ko nañ ko ci parti boobu mu mel ne que parti bi daal muut baa mottu la ku wax rek ñu dàq la ñoom daal xalaatuñ dara lu dul dàq yow Moustapha naka nga gisee avenir u APR ginnaaw coow yi am ci biir ak dàq yi nga xam ne mi ngi am ci biir te li Macky Sall li ko desee daanaka ci nguur gi bareetul après Macky Sall ndax yaakaar nga ne APR am na mujj. waa xam nga comme ni nga ko waxee léegi rek APR moom dafay parti boo xamante ne particularité am nit ñi du ñu jóg di si jóge mooy d'abord vécu yeneen parti yi amu ko nit ñi nga xamante ne ñoo daan doon ay kilifa yoo xam ne ñooy màggal parti bi ñooy téye parti bi di ànd ak moom di dem di dox ak parti bi APR amu ko dafa judd rek yàlla may ko xéwal mu jot ci nguur gi donc loolu bu ko amee force bi nga xamante ne yaa ngi koy am ci dox bu metti bi xam nga ki nga xam ne dafa jóg rek dal ci xéwal du xam njariñu xéwal bi du bokk ak nga xam ne dafa def 26 ans wala 25 ans di wër xéwal pour jot ko dafa galère pour jot ko donc loolu tamit dañ koy gis ci ñi nga xamante ne ñoo jiite boobu les partis mu am beneen mbir boo xamante ne mën nañ koo lire ci parti APR boobu mi parti la boo xamante ne li ko différencier ak yeneen parti mooy njiit li Macky Sall xam nga bu fekkente ne sa njiitu parti bi du ma ne leader contesté la mais weg gi ñu ko waroon weg weguñu ko dafay am problème parce que dafa nekk parti bi ñoo xamante ne ni ñu ko waroon wegee weguñu ko ni ñu ko waroon ragalee ragaluñ ko da ngay ñoo xamante ne ay éternel rebelle la ñu doon nekk ci biir parti bi di kaas di siisu di ñaxtu li ñu mujjee mooy dàq leen parce que dem na ba sës te ñoom ñëpp ku mu ci dàq dafay dem ba sës boo jëlee kaaw Moustapha Diakhaté boo jëlee kaaw Moustapha Cissé Lo ñaari Moustapha yi ñoom ñaar ñëpp li leen fay jëlee mooy da ngay dem ba xam ne ñii dañ naan amatuñ considération wala ñàkk na wek parti bi wala def na loo xamante ne ëpp na ñu doo gis ne génnee nañ leen mais buñ génnewee ñoon tamit dafay am beneen côté gis-gis boo xamante nit ñi duñ ci d'accord parce que dafay mel ni ñoo xamante ne dañ leen a delloowul seen pièce su monnaie parce que ñoo xam ne dañoo yàgg xeexal parti bi yàgg taxawal parti bi yàgg def lu nekk parti bi ñu dàq leen ndax parti bi ñu sacrifier leen ndax parti bi donc ñun ñëpp tey ji boo leen dàqee am na ñoo xam ne ki toog ci wér gi doo am gis-gis boobu dafa naan kii kat fayul naar bi xoromam tey ji boo tegee leader yi nga xam ne ñoom ñoo sos parti boobu ñoom ñoo ko téye ku ci mel ni ABC anamu fële lañ ko yóbbu. mi ngi médiature. mi ngi médiature de la République. moom léegi mandat am expiré. donc bu mandat am expiré fu mu jëmaat kenn xamul te bi ñuy door pourtant ñoom ñëpp Macky Sall daf leen ëmboon daf leen ci gouvernement bi ABC moom moo nekkoon ministre des affaires étrangères. Mbaye Ndiaye nekk ministre de l' intérieur nga xool ñiy avancé di avancé ñun ni ñu écarté woo. Cissé Lo bi ñu ne bëri instance yi nga xam ne si ni instance yu mag la yëpp nekkatu. yëpp kenn nekkatu fa yëpp nekk alliés yi kese fa nekk. poste yëpp pratiquement léegi alliés yi ñoo fa nekk. excepté Mimi Touré bi nga xam ne léegi moom lañ jox conseil économique social environnemental te avant mu fa doon nekk Aminata Tall moo fa nekkoon donc ce qui veut dire que parti la boo xamante ne jaar-jaaram dafa wute ak yeneen parti léegi nit ñooñu nga xamante ne tey jii
culture état xamuñ ci lu bëri ñi si xam état bëriwul culture état ñi ko si xam bëriwul ñu bëri année bi wala année Macky Sall mooy seen expérience bu jiitu lu koy yées Abdoulaye Wade amuñu fooy nee poste stratégique yu am doole. ay député lañu woon ay député lañu woon wala ay maire wala genre poste yoo xam ne amul woon doole. donc ñooñu nga xamante ne homme d'état bi ñu daan soxla jamonoy Senghor. homme d'état bi ñu daan soxla jamonoy Abdou Diouf duñ ko fa gis duñ ko am parce que ñooñu bu njëkk ba dañ daan jaar ENA. boo jaarul ENA nga am benn cours nga jaar école du parti boo jaarul école du parti nga am benn mag boo xam ne mooy sa référence wala administration mi ngi noonu nga am taxawaay xam lan mooy politique xam ne politique c'est servir les autres et non se servir donc ñooñu homme politique boobu noonu duñ ko amati te boo amatul homme politique boobu nag lan ngay am mooy comme li Babacar Justin Ndiaye doon wax rek mooy dañuy fekkee notion bu ñuy wax la clochardisation de l'état dañuy dem ba état dañuy mel dañ koy clochardiser waaw te loolu vraiment lu regrettable lay doon. mais ñu gis ci APR loo xam ne si nii également jar na signaler dafa mel ne bu ñu bëggee dàq nit dañ lay pousser ba nga maanaam nga rebelle wu pour ñu mën am motif pour dàq la. ku ci mel ne Moustapha Diakhaté lu mel noonu moo ko daloo ku ci mel ne Moustapha Cissé démb gis nga tamit moom noonu la dafa jékki-jékki rek rebelle parce que ni nga ko waxee léegi place bi nga yeyoo duñ la ko jox parce que démb ba muy metti yow yaa fi nekkoon barki démb ba muy metti yow yaa fi nekkoon tey mu neex ñu écarté la jël ñeneen ñoo xam ne si nii kenn xamul fa lañ jógee teg dañ seen kanam loolu aussi problème APR la Macky Sall daanaka ñi ko entouré woon na depuis le début ba muy metti ñëpp daf leen écarté te loolu baaxul ci parti. xam nga tey jii mi ngi dàkkade mais Macky Sall dafay seetaan lu bëri ci parti bi démb waxoon nañ ko fi dafay seetaan ñi tojante ay bopp du àtte mu bàyyi ba kenn dem hôpital bu dugg réanimation mi doo ko àtte boobu dafay fekk mu trop tard Moustapha Cissé Lo yàgg naa saaga nit ñi kenn wax ko dara mais Ousmane Sonko lu mu ko fi yàqul fii amul lu mu fi yàqul Ousmane Sonko kan moo wax kenn waxul digganteem yaa xam mbay ak Farba Senghor ak Farba Ngom autant pour moi seen tiraillement yi ñu doon nekkee chaque fois ñi crépé si ñëw chaque fois ñi xëccoo di xiiroo di xeex mais dañ daan toog di leen seetaan rek kenn daawul wax ñu toog nag ba saagay dem ba ëpp jéggi dayoo ñuy doog a wax te pourtant moom rek moo siwle de mais tey jii am nañ fi ay ñoo xamante ne boo leen jegoon nañ la wax fi am nañ fi ay kilifa yoo xamante ne ñoo gën a ñaaw làmmiñ foofu Moustapha Cissé Lo dafa feeñ rek li Alaaji Ibou Sakho doon wax rek nee na bëri na ñuy wër kii saaga bëri na ñuy wër sàcc di ko dóor mais am na si ñoo xam ne ñoo di dóor sàcc bi bu yàlla uñu woon sutura ci moom rek ñu bàyyi sàcc bi topp ko ce qui veut dire que y a des gens qui font pire que Cissé Lo actuellement Cissé Lo li mu def c'est verbal mais tey jii ñi nga xam ne dañoo sàcc ay milliards dëkk bi ñoo xam ne ay assassins économiques lañ. te moom dénoncé na loolu ginnaaw saaga yi wax na ne am kilifa yoo xam ne si nii ñi ngi ay njiit yoo xam ne li leen dénk niñ ko yore jaarul yoon ay détournement yoo xam ne si nii mi ngi koy wax mu nekk mbir moo xam ne si nii aussi kenn du ci bàyyi xel parce que saaga yi moo tax comme ni nga ko waxoon démb saaga dafay néewal doole dëgg donc loolu aussi problème la donc stratégie bi mu utiliser moom tamit waroon na ko xool bu baax a baax. loolu Cheikh Anta Diop moo ko wax saaga day néewal doole dëgg mais ni nga ko waxee noonu la demee fi ñu toll loolu lépp problème yooyu musul dañ ci dëgg seen tànk te problème yooyu c'est pas la première fois musul li ko xam nga dëkk bi dafay am ay problème dafay yàgg di tegu mais duñ faale kenn Tigan Dia wax na ko sans justice ni égalité il ne peut avoir de paix justice bu amul égalité amul jàmm dañ ko fay wax rek mais du fa am toujours yéen a ngi wax ju ñaaw toujours yéen a ngi xuloo yéen a ngi ŋaayoo yéen a ngi xiiroo te justice boobu égalité boobu noonu moo fi amul daanaka tey ji da ngay gis ñoo xamante ne bu fekkente ne ci kujje gi nga far sa dossier du taxawaalu taf ñu taxañ ko dóor la ci gris wala ñu xool lu ñuy def bu dee feneen nga bokk nag day taxawaalu ba léegi mën nañ ci citer ay dossiers yu dul jeex coowal 94 milliards yi appel à témoin bu ñu filation anam fu mu mujjee Aliou Sall mbirum Aliou Sall bi mu dem wuyu ji xam nga donc bëri na mbir yoo xamante ne état bi justice bi ak égalité bi ñaari tànk yoo nga xam ne nguur moom la war a doxee mu jaar yoon dañ faa nasax et loolu bu ñu ko defee nag dalee ko ñoom ñi njëkk incarné état bi non seulement nit ñi duñ leen respecté mais état bi ñu yor en tant que institution tamit nit ñi duñ ko respecté parce que buñ commencé di saagante seen biir buñ commencé di wax mi dañ buñ commencé di ñàkk xorma opposition bi buñ commencé kenn joxu leen cër loolu état rek moo ci ñàkk taxawaay. léegi ñu daal di xaw a dox tuuti dem ci avenir bi nga xam ne si ni moom mooy avenir APR ginnaaw Macky Sall parce que Macky Sall li ko fi desee daanaka bariwul benn mandat bi moo ko desee 4 ans moo ci des après APR est-ce que dina amaat est-ce que APR nan lay mujjee lan mooy mujjug APR. mais loolu kay loolu taxit laaj na ñu taxaw. def seetlu def ci jàngat. loolu moom soxlawul ñu nekk Selbé Ndom pour xam ko. parce que ñëpp xam nañ ne APR après Macky Sall y a personne. xam nga Macky Sall dafa am benn chance bu mu am mooy dafay jàngee ci Abdoulaye Wade ba pare nekk xaritu Abdou Diouf xam nga ñaar yooyu boo ko boolee Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ñaari trajectoire yu bokkul lañ kële nguur gi dañ ko koo jox kii dafa xeex ba jot ci nguur gi bokkul
kee ni ñu ko joxee nguur gi dina xam procédure naka ngay def ba jot ci nguur kee ni mu xeexee ba jot ci nguur dina xam Macky Sall dafa boole somme yooyu yëpp téye ko loolu moo tax c'est une bête politique kenn mënu koo jàpp fenn donc kon kooku tey jii avenir politique am moo tax fi ñu toll il fait tout pour dompter gars yi mu àndal ba nga xamante ne kenn du ko féetee kanam la preuve poste premier ministre dindi na ko bi muy campagne kan moo yëgoon ne poste premier ministre day dem kenn yëgu ko woon bi mu faloo li mu njëkk a def mooy jëlee fi poste premier ministre donc numéro 2 def na ci croix dafa jàng ne numéro 2 Abdoulaye Wade li mu doon posé problème kuñ ne numéro 2 nga rek ñu combattre la ba nga wàcc kuñ ne numéro 2 rek ñu combattre la ba nga wàcc léegi xeex na querelle de succession yooyu doon am ci parti boobu boo effacé numéro 2 du am sa parti du fa am mais danger bi ciy nekk mooy da ngay exposé wu parce que sa numéro 2 moo daan génne nekk benn bouclier ku nar a dóor mu dal sa kaw mais du am waaw loolu nag moom lañ naan mooy côté bu bon bi ci 2 mandats bu ñu ko limité parce que ñëpp dañuy xam ne kii day dem te numéro 2 fi ñu toll nii bopp bu xaw a génne rek kii commencé mais nag Moustapha yoon la ñu mën a xam kan mooy utu Macky Sall ginnaaw moom parce que tamit il faut moom mënatul dem il faut am ko utu te bu fi parti bu bàyyee rek yeneen parti yi mën nañ jël li nga xamante ne moom mooy pouvoir donc il faut waroon na préparer kenn koo xam ne si ni tey bu fi jógee moom moo koy utu ci parti bi mën ko utu aussi ci li nga xamante ne moom mooy présidence de la République. mais certainement moom mi ngi koy préparer moom en personne certainement Cheikh Yérim Seck defoon na benn sorte certificat de personne ñu bëri d'accorduñ ci woon mais moom en personne war na mën a am fu mu teg bëtam jàpp ne kii su ma fi jógee war na ma gën a wuti parce que waaye ñooñu ñan lañ njort ne ñoom Macky Sall tey jii bu fi jógee woon mën nañ ko remplacer wala mi ngi leen di préparer pour ñu remplacer ko. bon am na su ñoo xam ne dañ leen di citer souvent mooy ñuy citer souvent mooy Amadou Ba souvent buñ cité souvent day dellu si Abdoulaye Daouda Diallo Cheikh Yérim cité woon na ko fii directeur ministre de l'enseignement supérieur Oumar Anne cité woon nañ ko fi ak Mansour Faye aussi cité woon nañ ko fi mais ñooñu ñëpp ñi cité pour man kenn rek laa ci gis koo xamante ne daal nit ñi chaque fois turam day revenir mooy Amadou Ba moom à chaque fois turam day revenir Mansour Faye bi ñu ko joxee li nga xamante ne moom mooy ministre du développement communautaire bi ñu ko joxee ceeb bi ñëpp dañuy jàppoon ni Macky Sall dafay bëgg mu préparer terrain bi ndax ceeb moom ku ko wax séddale Sénégalais yi ak ni ñu bëgg a ceeb ku leen jox ceeb rek dinañ la xam moom sa kanam dinañ ko xam donc fu ñu seen sa photo wala fu ñu dégg sa tour dinañ xam ne kii kat moo fi ñëwoon jox ñu ceeb je pense que ñu bëri foofu la ñu sukkandiku pour wax ne Macky Sall dafay préparer Mansour Faye bàyyi ko mu dem ci terrain bi dugg Sénégal pratiquement partout ci séddaleem ceeb mi donc loolu aussi yaakaar naa ni lu xel mën a nangu la. mais bu dee loolu moo ko taxoon a jóg Macky Sall moom ne faussé na ko. yàq na ko parce que ñëpp gis nañ Mansour Faye jafe-jafe yi mu fi jànkoonteel. ministre de la santé bi mu fa demee pour communication bu désastreuse boobu mu fa def ñëpp gis nañ ko di ñàq fu mu toll ba brandir ay plainte ci ay journalistes ku ma ko waxaat ma porter la plainte ñu xam nañ ne koo xamante ne il est irascible. mais est-ce que loolu ci àll ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo féete ci biti mi nga xam ne nekkuñu comme yow mi nga xam ne yaa ngi xool actualité ñi nga xam ne moom ceeb rek la ñuy gis donc est-ce que ñoom dañu gis loolu. mais ñi nga xam ne ceeb rek la ñuy gis parce que fii Sénégal élection su amee sax da ngay jox nit 5000 francs mu wooteel la. mais xam nga ñi nga xam ne ceeb rek la ñuy gis mais am na ñoo xam ne ceeb bi coow li ko topp la mais ñi ceeb rek di gis ceeb ñooñu ñi frustré moo ëpp. tey jii sama koñ rek boo ñëwee am na ñoo xam ne da gis ñoo yeeyoo woon ceeb bi amuñu ñu yeeyoo ceeb bi ñoo am. donc frustration yu mu créé sax moo ëpp ñu am parce que 1 million 100 ménage nga jox ñaata ménage la Sénégal di compter kenn xamul nu mu toll donc ñi amul moo ëpp ñi am donc frustration yu mu créé ak mécontentement yu mu créé moo ëpp ñi nga xam ne ñoom la ceeb bi bëggal donc bu dee côté boobu la ko bëggoon jaaree ma xam ne côté boobu da koo faussé. faussé na ko bu baax. ñu daal di jàll ci résultats yi daal di koy def ci benn commentaire. laata ñuy yëkkati jotaay bi donc le point de la rédaction du mardi 7 juillet 2020 donc sur 663 tests yu ñu réalisé 693 autant pour moi tests yu ñu réalisé foofu ca institut Pasteur 69 yi ñoom ñoo ñëw nekk ay cas positifs mu toll benn taux de positivité de 9,69% donc 43 la ñu am ay cas contact suivi ak 3 yoo xam ne si ni cas importé la ñu gisee leen fi nga xamante ni moom mooy aéroport international Blaise Diagne 23 cas communautaires la ñu am ñu gisee leen fi nga xamante ni moom mooy Touba 3 lañ fa am HLM 5 foofu 2 lañ fa am fii di Bignona nag cité Gadaye cité Kër Damel Dalifort ak Diourbel Fass Delorme ci la bokk Grand Yoff Kaolack Xombal ak Liberté 6 Wakam Parcelles Assainies waaye tamit Patte d'Oie ci la bokk Plateau ak Sangalkam fi ko tëj moom mooy Thiès foofu ma lim nag di ay diwaan fu nekk benn cas communautaire la ñu fa am 114 patients di téeméer ak fukk ak ñeent wér nañu ba ñibbi ci seen njaboot moo ñooñu mooy ñi ñu fàcc donc 34 ñoom ñoo nekk jamono ji ci ay jafe-jafe ñu nekk Sowetas dégg nga ñu fas yéene tamit
amal ay soins ngir ñoom tamit ñu mën a wér ba ñibbi ci seen njaboot. benn décès la ñu am muy kenn ku ci ñàkk bakkanam ni ki démb donc li waral li ñu mel nag mooy Covid 19 ñi ci des. te tëdd coppitoo yi amee lii di jàngoro ji seen wér-gu-yaram mi ngi am tan bu baax bu ñu sukkandikoo ci ministère de la communiqué bi jóge ci ministère de la santé et de l'action sociale. Moustapha jamono ji may wax ak yow bi fi mbas mi duggee ak léegi Sénégal enregistré na lu toll ci 7547 cas yoo xam ne si ni positif la donc faj nañ ci lu toll ci 2300. lu toll ci 5023 yoo xam ne si nii faj nañ leen ba ñu wér donc 137 di téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ñuy ñaan yàlla mu yemale ko foofu donc 2386 jamono ji ñoo nekk ci hôpitaux yi ñu leen am ay traitement Moustapha loolu lañ fi am ci ay résultats tey jii li ci mën a jàpp rek mooy décès yi wàññiku na benn la ñu am ak ñi nga xam ne si nii wér nañ mu yokk bu baax a baax ñu am ci 114 yoo xam ne si nii wér nañ tey jii ci talaata ji. test yi aussi bëriwul comme ni ñu ko doon amee. 600 tests la. je pense que gëj nañoo def 600 daan nañ am lu mu gën a ndaw 800 tests. donc mi ngi noonu rek communiqué bi moom pratiquement amul changement bu bëri. bu weesoo décès yi nga xam ne daan nañ gën a bëri donc buñ ci amee tey benn te 3 lañ daan am 4 chaque jour. donc dañuy ñaan yàlla rek mu gën ñu koo dindil. ba prochainement ñu gën a ñu bañ a am décès sax moom la ñuy ñaan yàlla ak bañ a am cas. mais il faut ñu def ay tests bu baax a baax ci au niveau ñi nekk ci centre de traitement yi. pour mën a libérer place aussi je pense que loolu moo wàññi li nga xamante ni moom mooy test. waaw loolu moom yaakaar naa moom bu dee loolu noonu la demee tamit stratégie bu baax la. parce que nit ñi fi ñu toll bu ñu demee bañ leen di traité à domicile cela veut dire que problème place posé na. te bu problème place posé wu nit ñi dañuy gën a toog seen kër du ñu dem. lu ñu gën a toog seen kër di gën a loru parce que démb kii mi ngi koy wax professeur Seydi 85% presque des patients yoo xam ne bu ñuy ñëw. des cas graves bu ñuy ñëw presque dañuy sonn seen kër doog a ñëw. donc loolu mbir la boo xamante ne dafay wane rek yéex a prise en charge bi nga xamante ne ñi ngi koy am te dara waralu ko dul yéex a dem l'hôpital et loolu ñu leen ciy ñaax rek képp koo xam nga am nga loo xam ne yëg nga lu bokkul sa yaram demal hôpital. bu dul Covid 19 mën a doon beneen jàngoro joo xam ne sax amaan na mën na laa sonal. te li waral li du mel sax yaakaar naa mooy traitement bi aussi day jël temps donc fukki fan gën ngaa bari. dafa xaw a nekk loo xam ne si nii dafa xaw a yàgg. nit ñi di toog ñi fekkante te chaque jour nga enregistré 100 wala 100 yu teg donc dafay indi jafe-jafe plaçant dafay compliqué Sénégal donc atteindre na baaru 5000 guéris 5000 patients yoo xam ne si di wér nañ donc tey 5023 la ñu am nekk na loo xam ne aussi ñu ngi koy ñi saluer di féliciter aussi le personnel de santé bi nga xam ne si ñoom ñi ngi def liggéey bu mucc ayib. ñooñu moom man damay faral di wax ne bu amoon ñoo xam ne ñoom la ñu war a jox raaya ñoom lañ ko war a jox bon par ricochet ak autorités yi nga xam ne tamit ñoo leen di yombal liggéey bi parce que quoi qu'on puisse dire am na ay failles am na ay yoo xamante ne ay manquements la mais personnel de santé bi ñi ngi def seen effort ñi ngi def seen kéemtalaay kattan ba à chaque fois nit ñaa ngi wér goo xam ne sax dafay yéem képp koo xam ne dafa nekk ci dendu Afrique parce que mën nañu ñoo fi am meilleur taux bi boo amee 64% yoo xam ne ñi ngi wér ci pratiquement côté boo xam ne dëkk yoo xam ne ñii ñi ngi am ay 25 ñii ñi ngi am 30 yow nga romb leen di dem lu bëri donc cela veut dire que daal ñi ngi def liggéey bu am solo boo xamante ne yelloo nañu waaw ngeen góor su ko defee ñu gën a góorgóorlu ci lancé boobu rek nit ñi te protocole bi ñu utilisé ba léegi moom la ñuy yor mooy niwaakin bi rek niwaakin chloroquine bi mais artémisia bi duggoon na Sénégal ñi ngi ko doon testé de façon clinique mooy ba léegi xamaguñ ci dara gars yi communiqué wul ci wax ci fan lañ ci toll. professeur Daouda Diagne nee na yàggatul nee na léegi ñu àddu si. dégg naa ko de mu ne léegi yàggatul quoi parce que procédure presque mi ngi ci fin bi léegi ñu xam ndax nañ ko jëfandikoo wala duñ ko jëfandikoo. mais man artémisia man li tax man ay mbirum fi ñu toon sama yaakaar yàkkeeku si. mooy fu mu jógee fi ñu toon ni jàngoro ñoom ñu ngay tëju ji waat. dëkk ba capital ba ne waaw dëkk ba capital bi ñoom ñu ngay tëju waat ñoom ñëpp naanoon nañ de waaw man loolu moo tax man fi ñu toll nii man artémisia man en personne man sama yaakaar da say yàkkee waaw ni ma ko gëmee woon ni ma ko gëmee bon peut-être nag sunu waa santé bu ñu gëstoo mën na am ñu xool mbir mi am te loolu sax dafa tax artémisia kenn waxatu ci sax waaw loolu moo tax àdduna coow li mu amoon yëpp après finalement waaw parce que dañoo doon ba ne amatuñu cas affaire yooyu noonu après ñu tax ñu ne fi sax institut Pasteur test yi mu indi woon contesté problème test yooyu posé ñu jékki-jékki rek affaire bu uññiwaat ba ñoom ñu ngay fatuwaat donc loolu beneen mbir la. nekk na mbir mu doy waar Moustapha xam naa foofu la ñuy tëjee. looy tàggatoo. waaw li may tàggatoowee rek mooy dellu di ñaax askan wi di leen xamal ne mbas maa ngi fi ba tey parce que saa bu ñu xëyee ñuy limal ñu ñàkk seen bakkan saa bu ñu xëyee di gis ñoo xamante ne mbas mi ngi leen di tëral ñuy ñaan yàlla ñi nekk ci hôpital lépp ñu wér dem seen i kër ak ñi nga xam ne tamit yàlla def na mbas mi dalu leen ñu gën a moytu gën a fàggandiku parce que je pense que bu ñëpp moytoo rek yàlla mën na limiter nombre de cas yi su ko defee ni mu affecté yenn dëkk yi mu bañ koo affecté
di wax tamit suñu autorité tamit fi ñu toll nii dëkk wax dëgg yàlla tal nañ leneen nag loolu ay coow politique quoi. vraiment c'est pas le moment coowal ay saaga ak yooyu c'est pas le moment quoi pour man fi ñu toll nañ gaaw évacuer problème boobu. ñu jënti ay mbir yu gën a sérieux quoi. jéem a lijjanti Covid 19 bi jéem a taxawal aussi suñu économie bi nga xam ne si ni dafa sukk. wax dafa pour ne pas dire que dafa tëdd. donc bu ñu demee bay wax bu ñu doon wax 6,5% de taux de croissance tey ñu ñëw ci même pas 3 mois ak Covid 19 bi ñëw ci ñuy wax 1% de taux de croissance donc je pense que loolu la ñu war a sëgg pour jéem a xool naka la ñuy yëkkatee sunu économie ba mën a dem ca kanam donc mbokk yi loolu lañ leen indi doon tey ci seen plateau bi nga xam ne moom la ñu jagleel lépp luy actualité buy tourner autour de la Covid 19 waaye lépp loo xam ne si ne aussi actualité de manière générale li xew fii ci Sénégal ñu tuddee ko le point de la rédaction kii di Cora moo nekkoon ci technique bi feggoo ak Biggy Jackson kii di Biggy Jackson sax mi ngi fële ci rédaction ba Dóor waar tey moom moo feggoo ak Cora ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yéen ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew di safoo suñu ay programme ñi ngi gis message yi ñi ngi gis commentaires yi jàngeen jëf ba suba incha allah beneen plateau ak yeneen résultat ku ne xam ne ni yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yitte woo woote leen gaaw ci 77 046 96 23 77 046 96 23 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax